19h30 ci télévision Futur Média mbokki salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaay xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki xam ngeen ne ay waxtu sënkam moom moo des ñu daal di tëj ràpp li nga xam ne nag moom moo di hôpital Aristide bu Dantec fi mu nekk nii yenn ci ay matériel yoo xamante ni nag ñu ngi ko jag-jagee yi yóbbu ko ci yeneen i barab di kër docteur jàppale na nag service bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu maintenance bi ñoom képp dong ñoom ñoo fa nekk suñu ay ndaw itam doxantu woon nañu fa ngir daal def amal aw reportage daañu wax itam ci doomu réew bu Sénégal wi nga xam ne nag mi ngi wuyoo ci turu Mohamed Lamine Dramé nga xam ne dañ koo daal di faat fa nga xam ne nag moom moo di ca Allemagne mu mel ni itam police allemande bi kenn ci ñoom daal di amal lu ni mel juróomi bal la ñu ko dekk daal di sox suñu ay ndaw itam doxantu nañu fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Njaafaat foofee la Lamine fekk baax xarit àndandoo jegeñaale ñoom ñëpp daal di sëngéem rawatina ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di ay waajuram kenn ci koo xamante ni ba mu nekkee ca diwaan bu Allemagne ak léegi toll na ci ñaar fukki at Oumy Gueye lay wuyoo moom itam ànd ci ak yeneen i doomu réew yu Afrique itam di naqar lu baax lu nu mel ginnaaw itam bi ñu amee am jàpp ndalu ay doomu réew bu Allemagne di ngeen leen déglu ci yële jotaayu xibaar laata ñuy yëkkati keneen ku ñu boom bi la yoon ci réew bu Sénégal la doon mu di étudiant ba woon di Bassirou Faye ay naataangoom nag daal di koy wàccel kaamil xam ngeen ne ni ki tey la am ci lu tollook juróom-ñetti at ci biir suuf waaye itam la ñuy sàkku moom moo di la nga xam ne itam moom moo di lëñ bëtu ci bile affaire ñu gën koo gësam loolu daañ ci ànd ak ki nga xam ne nag moom moo di Mariam Ndiaye mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu door xibaar yi na nga xam ne itam noonu la ñu ko junjee woon hôpital Aristide bu Dantec xam ngeen ne ni ki ëllëg yem moo ko fukki fan ak juróom ci weeru wi nga xam ne moom la ñu nekk la ñu koy tëcc ci la jamono ay waxtu sënkam des ci mbir mu ni mel yenn ci ay bagage itam xam ngeen ne daal nañ koy toxal jamono yile service bi nga xam ne nag moom moo yor wàllu maintenance bi képp dong moom moo fa des ngir daal di jag-jage yenn ci ay matériel mu mel ni itam suñu ay ndaw Pape Fara ñi ngi ak Thierno Laurent Mbindi ñoo fa doxantu woon ni ki tey ji ci suba ngir defal taxaw seetlu ñu seetaan. ay maintenancier ñii di ouvrier daal leen jàppale ñuy génne li nga xam ne moom moo des ci wàllu matériel médical bi service yu hôpital Aristide la Dantec jamono ji kenn nekku fa ay waxtu rek des ñu daal di tëj boobule bërëb li di tux wi nag mu ngi jaar yoon ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee woon. tux bi daal ñu ngi koy def si jàmm ak salaam. metti na trop bëri na bagage yi dem mais ñu ngi assuré ñun maintenance ak waa ak jéem ñu assuré déménagement bi. si service yi ñuy déménagé yéen a ngi ko gis ne maternité moom la ñuy def tey nii y a de fortes chances que maternité fekk guddi gi wala demain matin yëpp egg fu mu war a dem. yeneen service yu mel ne urologie ñoom urologie moom jël nañu lépp yëpp pare na médecine chirurgie pédiatrique aussi. jënd nañ lépp xanaa peut-être ay benn ñaar rek après ay mobilier casquette ñoo def loolu mën nañ ko yóbbu tey ñëpp mu jeex. waaye nag yenn déplacement yenn matériels yi faaw ñu am ay jumtukaay yu mag a mag loolu nag ñu mun koo yóbbu ci yenn bërëb fajukaay yi nga xam ne moom la ñu ciblé. ay diis yi d'habitude dañu waxtaan ak waa autorité yi ak waa JEM li ñu travail ñun STM ñu ngi travail ak waa JEM si matériel yu diis yi matériel yi am na famille yoo xam ne yu diis yëpp. dañ koy jox ñi ko installé woon ñu ko fourni doon installé ko ñooñu ñoo koy désinstallé transporté ko installé ko fu mu jëm ak matériel yi nekk sous contrat de maintenance ak matériel yi nekk sous garantie fournisseur di ko livré woon ñoom ñoo koy désinstallé transporté ko installé ko. l'association des techniciens de maintenance du Sénégal ñoom ñooy ñëw en appoint ñoom ñu ngi ci biir ñooñu jàppale si désinstallation yi. transport yi ak réinstallation dans les structures à émerger. ñu nemmee ko tamit yenn ci ay way wopp ñu ngi foofu ba léegi ci hôpital ba laataa ñu leen transféré ci yeneen i bërëb. quelques malades ñoo am fii mooy sànq lu maa ngi ko doon wax médecine interne dafa naa 2 malades moo fa des crèche maternité benn malade moo fa des ñu ngi leen waaj a référé ci yeneen hôpitaux yi directeur hôpital bi sànq ci la ne woon ci démarche yi par rapport ak yeneen directeurs yi. pour ñu mën a def transfert tey au plus tard demain ñu mën a libérer yeneen bagages yi. lu wuteeg nag wàllu paj mi njënd ak njaay mi tamit laal na ko bu baax a baax rawatina borom bitig yi nekkoon ci biir hôpital yi jamono ji ñoom tamit ñu ngi ranger seen bagage di génn balaa lundi.
Pape Fara Gningue ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko beneen ab hôpital bi la yoon diwaan bu Mbour la ñuy dem wax itam ca hôpital ba fa Thierno Mansour Baro xam ngeen ne nag pédiatrie ba fa nag dafa doon lakk ñu njort ne la nga xam ne itam moom la enquête bi daal di gësëm aw ko circuit la mu mel ni itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkee rawatina askan wu Mbour la ñuy tiit bokk na ci li nga xam ne nag moom moo xewoon ca hôpital Maam Abdoul Aziz Sy diwaan bu Tivaouane ba lu tolloog fukk ak benn ci ay bébé daal di ci ñàkk seen bakken tax na ci la jamono ñuy sàkku bépp matuwaay war ci wàll wi ñu daal di koy jël Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ci amal aw tënk ñu seetaan. lakk gaa ngi am ci ngoonu samedi bi ci courant bi nga xam ne moo jëm ci service pédiatrie la mbir mi xewee ci hôpital Thierno Mansour Baro bu Mbour mën nañu wax ni nag lakk boobu amul ku fa ñàkk bakkanam te tamit yàqu fa matériel yu bari ndax nag safara si sapeur pompier dañ ci teel a jóg bu ñu sukkandikoo ci enquête yu njëkk yi mbir mi dafa mel ni court circuit la waaye ci lu mooy ñaari weer ñaari lakk am na ci hôpital boobu bu ci njëkk ci bërëb bi nga xam ne groupe électrogène bi foofu la nekk foofu la mbir mi xewee mu doon mbir mi nga xam ni sax ñenn ci ay mbuurwaat di ñaax kilifa yi ñu taxawu ci ndax li xewoon Tiwaawoon bañ a xewaat Mbuur ndax ci Tiwaawoon lu ëpp fukki liir ñàkkoon nañ ci seeni bakkan lu wuteeg lakk yi nga xam ni temps yi dañ ko nemmeeku ci hôpital Thierno Mansour Baro lu jëm ci wàllum rajo ak xeet gi ni mel jafe-jafe la foofu lenn waralu ko lu dul coowal liggéeykat yi foofu ak waa Polymed loolu nag doon gàllankoor ci askan wi askan woowu sax di ñaan njiitu réew mi Macky Sall diggéey yi nga xam ne defoon na ko ci Mbuur ni dina leen tabaxal hôpital niveau 3 mu fexe mu def ko ndax Mbuur mérito na lu raw sax loolu ndax jamono yi ku fi feebar yenn yi Dakar Thiès wala boog Fatick rek nga ko mën a defee. mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na ci doomu réew bu Sénégal wi nga xam ne nag ca diwaan bu Allemagne la ñu ko faatee dëkk boobee nag jàppale na nag kenn ci ñi nga xam ne ci way takk der yàlla moom moo ko daal di diir lu toll ci juróomi sox ci loolee la rek daal di ñàkkee bakkanam moom Mouhamadou Lamine Dramé suñu ay ndaw itam dellu nañ fa nga xam ne nag foofee la fekk baax di diwaan bu Ndiafat xarit jege ñaale rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di wéy juróom ñëpp daal di sëngéem Pambay Diaw Fally Gueye ci reportage. naqar ak njàqare moo am ci kër Mohamed Dramé Mohamed moomu nag dafa demoon fële nga xamante ni moo di ci Allemagne. moom la police bu Allemagne daal di dóor bal mu daal di ñàkk bakkanam Lamine Dramé nekk bàyyu ki nga xamante ni moo fi jóge dina xamal ne bi mu yëgee ne doomam ji daan koo rey jafe-jafe yu metti la amoon ngir daal di koy wax waa kër gi. booy bi ñëw na ñaari yoon ñi moo ma ko wax mu oo ma maa ngi koy xool rek de mu oo ma génn ñu dem ñu taxaw ma ne ko waxal su dee la jarul nëbbu ma ne ko léegi bàyyil ba njulli juma suñ jullee man ma doo ko wax. dama dégg ñu ne policiers yi ñoo ko rey xaw ma ci dara. loolu de moom dégg naa ko policiers yi ñoo ko rey loolu moo xam naa dégg naa ko si gisuma nekkuma fa. maa Fofana moo doon yaayu ki nga xamante ni moo fi jóge moom nag mënta téye fi mu ne nii ay rongoñam mi ñuy xamal ne bi mu mujj waxtaan ak doomam ci daf koo xamaloon ne bëgg-bëggam rek mooy moom ak wujjëm bi mu daal di leen di yóbbu fële ca Màkka loolu nag doon promesse boo xamante ni Mohamed Dramé du ko masa mottali. xamuñ ko paaka xamuñ ko dara alxuraan tiim ko di jàng loolu lañ xam si moom sama xarit la te dafa muy dem ñaari junne la ekkati jox ma ko mu ne yaay ñaanal ma ñaanal ko loolu moo nekk sama diggante ak moom ba tey bés bu ne def may oo mu ne def may yóbbu Makka yóbbu sama wujju bi Makka mooy sama wujju mu ne yàgg sa wujju bi mu ne ay seexandoo ngeen ma yaakaar tas na ñiy wax ne Mohamed Dramé nag dafa aman ay jafe-jafe xel papaam di Lamine Dramé di xamle ne da doon waxtaan saa su ne ak doomam te mës na gis ne am na jafe-jafe bopp. yàggu ma koy dégg yàggul daal wax nañ seen wax parce que même am na ku ma mën a ma lépp lañ si wax moom amul mosuma yëg feebaram bopp mosuma ko yëg. fi mu ne nii nag bëgg-bëggu famille Dramé mooy rek état li ci war mu def ko te kooru seen doom bi ñu fexe ba nu jot ci. xar yi kay naqar rek la waaw nañ ma si mën a jàppale rek man daal loolu dong la de naqar moom naqar rek ñëpp ñoo ko bokk tey man la suba suma morom ñu topp ko ba muy sës su ma ko amee bëgg naa ko su ma ko amul nag mu ngi noonu. ci kër ñoom Mohamed Dramé nag mu nekk ndaw li nga xamante ni police daf koo rey fële ca Allemagne naqar wi foo ko natt rek romb na ko ñi ñëwoon sax doon jébal ci seen njaal
danoo mujj rek àndandoo ñëpp di jooy. Pambay Diawo jàppal ne nag yenn ci ay doomu réew yu Afrique yi nga xam ne itam ñu ngay dund ca Allemagne ak itam ñenn ci ñoo xamante ne foofee la ñu fekk baax naqaru nañu bu baax a baax li nga xam ne moom la ñu jëf doomu réew bu Sénégal wile tax na itam kenn koo xamante ni nag ba mu fa nekkee boobaak léegi di uyoo ci turu Oumy Gueye bat na 2 fukki at la mu xam ne itam moom Mouhamad Lamine Dramé nag ñu ngi ko boomee ci aw église ginnaaw itam baat ak tontu xamante ne ni seqoon na ko ak Chérif Dia ñu teewlu. lundi la ci ngoon xale yëpp a ngi ci mbedd bi koñ bi ñëpp xam nga rek ñu ngi ci vacances école tijjeegul donc xale yi dañu daw si rek man dégg naa sirène yi sax mais dama liggéey wàcc sonn toog ci kër gi ndax xaw nañu dégg mitrailleuse yi nee na xale bu am 16 ans la ñu tiré mais deewul yóbbu nañ ko hôpital léegi ñu ñëw tëdd ak naqar boobu comme ak sans information. xëy le mardi journaux yëpp titré ne xale bi succombé na à ses blessures xale bu am sénégalais bu am 16 ans la. man instant bu ma déggee ne sénégalais la informé naa quand même ambassade mais amuñu woon benn preuve ne sénégalais la loolu la ñu wax. ñoom ñu ne donc Oumy ñu ngi lay déglu ba xam lu affaire bi mujj mais ñu ngi xool suñuy recherche. ma waat ambassade ñu ne ñoom mënuñu egg si fii parce que Berlin dafa sori si 600 kilomètres. léegi ci la ñu expliqué ne xale bi mu ngi tudd Mohamed Dramé donc xale bi sénégalais malien bëgg wax d'une manière effectivement très floue ne xale bi dafa doon Dortmund 1 semaine la fi def dañ ko fi indi pour église boobu ñu ko reyee pour mu defoon benn thérapie dugg na hôpital samedi génn dimanche lundi ñu boom ko dafa amoon tuuti ay psychique trouble psychique bëgg ñu wax ne yaayam dafa gaañu papam gaañu xale bi amul famille ñoom ñëpp la àndaloon ci biir gaal gi ñoom ñëpp dee nañu ak frère am kenn amul dara man leen loolu c'est pas possible. foofu nag ci la ñu expliqué ne ñoom dañu bëgg organiser dëj bi joxe rendez-vous mardi bi pour yéen ngeen ñëw ñu indi leen corps bi ngeen tàggatoo ak moom defe nañ ne loolu mooy soulager peuple bi pour ñu arrêter série de manifestation yi. fan la déclin bi ñëwee mooy bu ñu jékki-jékki publier rek ne dañuy suul après foofu nag man dama waat ambassade bi carrément ne leen nee nañu dañuy suul de yónnee leen prospectus bi defe naa ne foofu nag la ñu agiré ba ñu reporté suul bi daal dina suulatuñu. ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Mohamed Dramé jàppale ne ni ki ëllëg incha allah yem mook altine aw délégation bu ambassade bu Sénégal ca réew bu Allemagne dina dem gisee ki nga xam ne nag moom moo di procureur de la République ba fa ak ñenn ci ñoo xamante ni ci la jamono ñu ngay wéyal enquête wi ngir daal di xam nees def ba rek daal di génn àddina moom Mohamed Lamine Dramé ginnaaw mbir moomee ñu àddu ci leneen moom itam ci fii réew lañ ko rek daal di buumee moom Bassirou Faye étudiant bawoon xam ngeen ne jàmmaarloo yi nga xam ne ñoom ñoo doxoon ci seen digganteeg takk der ya ci loolee la ñàkkee bakkanam toll na ci juróom-ñetti at yoo xamante ni am na ko ci biir suuf naataangoom yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xëy wàcceel ko kaamil waaye itam bëgg nañu daal di lëñ bët bu baax a baax boobule l'enquête Mariam Ndiaye moo fa doxantu woon mu ñeel télévision Futur Média. ay ñaan lañu tàmbalee bés bi. juróom-ñetti at ci ren ba étudiant bi di Bassirou Faye daanoo ci université Cheikh Anta Diop. ay naataangoowam di fàttali li waral bés bi ak li waraloon seen ñaxtu yewoon. tey li ñu fi dajale tey mooy que étudiant bi ñu doon wax Bassirou Faye tey doon 8 ans le 14 août 2014 tey 14 août 2022 ginnaaw mu génnee àdduna si ay affrontement yi amoon entre force de l'ordre ak étudiants yi loolu li ko waraloon mooy ay problème paiement de bourse ak li nga xamante ni tey mooy conditions yi nga xamante ni moom lay étudiants yi di dund ci université. donte autorité yi jox nañ ndàmpaay ay waajuram étudiants yi bu ñu sañoon ñu gën a indi ay leeral ci dossier bi. nañ mu gën a leer parce que jusqu'à présent y a anguille sous roche am na yu bëri yoo xamante ni war nañ ko mën a leeral communauté universitaire war nañ ko mën a leeral tamit Sénégal gépp ñu xam ne maanaam tey kooku nit la étudiant la bi nga xamante ne avenir la ndaw la bi nga xamante ni mënoon na doon lu ne ci réew mi kon tey bu demee ba génn àdduna
yoon la maanaam ñi leeral maanaam disparition bi. waaye ba léegi étudiants yi ñoo ngi bëgg ñu gën a ñoŋal seen nekkin ci daara ju kawe ja. boo dugalee ay benn surnombre te tey yokkoo pavillon yi yokkoo restaurant yi day indi maanaam tey day gën a yokk maanaam difficulté yi nga xamante ni moom la étudiants yi di dund ko ndax ñun ñi nga xamante ni ñooy représentant étudiants yi doon seen i njiit ñun lu ñuy jiital chaque fois mooy waxtaan maanaam jël ay idées ay propositions yoo xamante ne leer dañ koy bind teg ko sur la table discuter ci ak autorité bi. étudiants yi nemmeeku nañ ay yokkute ci seenu dundin ndax gannaaw bu Bassirou Faye génnee àddina wàññi nañu jéggi ticket restaurant yi yokk junni lal ci ASP ak yu ni mel waaye li ñu gën a bëgg mooy lu ni mel bañ a amati. Mariem ñu àddu ci leneen jàppale di nag mouvement bañkat bu marché wu Colobane ci la jamono ñoom ñooy sàkku gestion bu boobule marché ñu gën koo joyanti jàppaleen du toll ci 2 junniy signature yoo xamante ni daal nañ koy xaatim bëgg délégué ba nga xam ne moom moo fa nekk boobaak léegi te itam li nga xam ne moom moo di app bañ ko joxoon mu daal di jeex mu daal di leen di abal sàkku teef leen la mu di aw assemblée générale Ali Thiam moom mooy njiit la ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ababacar Camara. mais depuis 5 ans mu ngi nii ñuy interpellé kii tudd Mouhamed Lamine Bara Aaj pour mu dem assemblée générale Ousmane Ndoye moo fi nekkoon dem nañ ci moom Ousmane Ndoye di combine ak moom ba jóge fi musul dem assemblée générale mu escroqué xaalisu marché bi te mënul leeral mënul woote assemblée générale loolu jaaxal ñu maire bii toog fi muy Abdou Aziz Pay ñu dem ba ci bureau am ne ko maire dañoo bëgg dem assemblée générale bañ nañ ko ba def pétition am nañ 2000 et quelques pétitions ñu dem ba ci moom dem ba ci préfet pour dem assemblée générale mënuñoo yóbbu assemblée générale ndax Bara yor xaalisu marché bi di ko xeexee waa marché bi ku wax keroog dafa jël fi presse ne man ak Khadim Doole ay escroc lañ nangam waru ñoo wax ci marché bi te moom xaalisu mbooloo bi la yor suñu comité de gestion ñu bokk comité de gestion bi ñu dem ba ne ko arrête Bara bëggatuñ la dañoo bëgg nga def assemblée générale jugee ci marché bi moom mu ne ñun waruñoo wax ci affaire assemblée générale parce que maire tamit nu mu koy organiser di ko teel tànk ñun loolu dañoo bëgg mu jeex parce que loolu lañ doon xeexal Ousmane Ndoye ba mu juge fi Abdou Aziz Paye ñëw bëgg moom ak Medoune bëgg continuer ci gestion boobu noonu di si jàppale Bara parce que préfet dem nañ ci moom ba yóbbu pétition yi yëpp gisa lii signature préfet la préfet tamit dem nañ ba xam ni moom day jàppale Bara moo tax ñoom affaire marché Colobane affaire assemblée générale ñu nanguñ koo wax ñun nag dañoo dem ba tollu foo xamante ne lii bu continuer dootuñu fay abonnement dootuñu fay juuti marché bi dañuy bloqué. ASC Mbaxal bu Yaraax ni ki tey jii ci suba xëy nañ daal di jag-jagalaat li nga xam ne nag moom moo di bee bu aan dindi tooke ba fa naka noonu itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa société africaine bu raffinage ñu jël seen responsabilité ci wàll wi fan yi ñu génn nemmeeku ngeen fuite hydrocarbure bu Saar yi nga xam ne itam moom la ñu nemmeeku Alxasan Ba moom moo ñu fa teewaloon ñu seetaan reportage. li ñuy tàmm di def la waa ASC Mbaxal nawetaan buy waaj a jot équipe bu yees lañu teg bii mooy seen activité bu njëkk li ñu bëgg mooy soppi xar kanam seen dëkkuwaay yi. du question rek dem terrain football yi avant tout da ngay defar sa dëkk ba mu set wàcc ay kaamil ñaan waxtaan ak mag ñi. lépp lu équipe bu nawetaan di gagné ci terrain football ci nawetaan ASC Mbaxal gagné na ko parce que ASC bu mag bi sax lañ koy woowee ASC bu mag bi nag waratul def lu ndaw moo tax bi ñu faree bureau bu bees du jiite ko seen activité bi njëkk nekk xool naka la ñuy satalee géej gi ñuy toppatoo seen cadre de vie. quartier bi nga xamante ni mu ngi fii ci Yaraax di dund pollution waaye itam mbënd mi bu weesoo li ñuy xaar ci kilifa yi ASC Mbaxal di sàkku itam ci askan bi fi yeewoo ñu soppi doxalin. ASC bu mel ni Mbaxal bu ñu leen gisee xale yi wàcc sol seeni mayo topp tefes gi bale ko fi ndox doon taa ñu dindi ko fa dañ leen di sant di leen gërëm di leen ci félicité di leen wax ni mën nga football mën nga sport mais fa nga dëkk nekk fa war nga koo toppatoo ba mu am set. toujours bu ñuy commencé nettoiement sensibilisation la ñuy jiital parce que pour wala leen ni place bi mën na set à tout moment mën na set parce que ñuy éviter di fi tuur déchets yi xoolal gis nga tey imperméable géej loo ci dóor rek da ciy dellu te plage bi mérito na comme plage yu ñuy wax comme Rio. bu ñu sukkandikoo ci Sentinelle Baie de Hann faaw ñu fexe ba waxtaan xool yan action lañu mën a teg ngir xeex mbënn mi beneen jafe-jafe itam mooy fuite hydrocarbure yu bàyyi ko ci pipeline yu Saar. fi mu ne nii boo demee ci buntu CM bi pétrole bi xamuñu pétrole la xamuñu nafta la xamuñu lan la mais hydrocarbure la ma ngay sennee ci tuyau yi di jaxasoo ak ndaxu taw mi
di ñëw géej te boo ñëwee géej da ngay fekk xale yi di ci sangu soo demee Caaroy bu napp bi éclaté ndox ma ñuy naan ak booru géej gi dafay sotteeku soo demee bassin bi nekk Dalifort Dóor ba gàtt boo ko jubee 100 mètres nga dànd ko xetu pétrole bi moo lay dàq xam nga ko de dem ngeen fa donc loolu buy am ci dëkk yu mel ni suñuy dëkk dañuy ñaan SAR mu jël ay matuwaayam parce que dëkk bi nag dafa am li ñuy woowee léegi justice environnementale. ASC yëpp yu fare ci baie de Hann waaye itam yu nekk ci littoral bi ñuy sàkku ci ñoom ñu inspiré wu ci initiative bi ni mel. aywa Alxasan ñu wax itam ci wàllu mbay mi fii ci réew bu Sénégal jàppale nag baykat yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb kuréel wile di mouvement aar sunu moomeel mu mel ni itam yaakaar gu tas la ñu gën a xaar ci atum ren mu mel ni itam lépp lu ñeel wàllu jiwu ji ak yeneen yu ni xeetoo jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko ci jànkonteel ci loolee itam càkkutéef la bu ñuy sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu di ñu ubbi marché wi ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo di faral di jóge tugal te jënd gerte wi ñu mën ko leen ko jaay ci njëkk loo xamante ni daañ ci mën a génn Basirou Ba moom moo yor seen kàddu ñu teewlu ko ci micro ki nga xam ne moom moo di Omar Ndiaye. ñu toll ak fi ñu jëm li ñu jot yi ñoom ñëpp mooy li ministre bi wax dara amu ci du engrais bu doy du jiwu bu baax du jiwu bu doy ñun bu ñuy dem di ko jënd ji ñu ngi koy jëndee ji 25 000 francs urée bi ñu ko jëndee ba 35 000 francs loolu bu fekkee ne dañ koo gis ci am réew ñu ne lépp dox na wax dëgg yàlla dañuy xam ne ñii def dañuy def rek pour politique li ma wax nag foofu mooy ñun li ñu gis ci ñi nga xam ne képp koo xam ne yor nga système bii di mbay jàppale woo lii nga xam ne mooy président de la république. kon fi nekk xaaru leen rendement. non rendement rek wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan yàlla nag comme ni ñu ko doon ñaanee waaye buy amit du ndimbalu gouvernement du ndimbalu kenn koo xam ne yaa ngi jàppale baykat amul. ñuy lancé appel président na ko xam na dindi ñii di ministres yi ak ñi nga xam ne ñooy Diagne Fada laa ko mun waxee mooy en tout cas waa Sonacos ñu jéem leen a may doole ci kaw nottal ñii di baykat yi parce que lii nga xam ne moom mooy baykat bi moo gën a sonn fuuf lii di Sonacos kon li ñu bëgg mooy daa waxoon nañu ko doon téeméeri dërëm la ñu bëgg ren nag wax dëgg yàlla mandarga yi ñu bëgg a wane dana wane ne bu ñu defulee prix gerte bi téeméeri dërëm dana wex xat ci ñi nga xam ne ñooy gouverner ak képp koo xam ne waroon nga mën a jàpp ci loolu la mais nit ñëpp ñëw ñu giiroo suñuy gerte parce que xam nañ ne gerte bi gën ci gerte yi la ñu am kon nañu ñëw ñu ubbi frontière yëpp nit ñi jënd huiliers. gerte googee muy àddu xam ngeen ne njëg li dafa yokku ci la jamono tax na itam li nga xam ne moom la ñuy bay fii ci réew bu Sénégal mu ñeel gerte gi ngir rek ñu daal di koy tëggat jafe-jafe la ñi yëngu ci wàllu njaay mi rawatina ñi jaayee en gros itam ci la jamono ñu ngi wax li nga xam ne moom moo di seen ak nakar tax na itam dañuy jéggaani rawatina yi nga xam ne itam moom la ñuy bayee ca réew bu ñu naan Mali Aminata Mbaare Sow ak Modou Diop ñoo ñu amal aw reportage ci wàll wi. daanaka ci anam yu bëre lañ koy jaayee yenn say ñu saf ko yenn say ñu baxal ko wala sax ñu koy jaayee noonu li nga xam ni moo di gerte doon habitude sénégalais yi li ñu bëgg lool. bii moo gën a saf gerte bee dafay gaaw a wow aussi weex na rafet na waaye day gaaw a wow. ci biir Ndakaaru daanaka foo tourné daa nga fa gis ku lal la table di saf gerte di ko jaay. oui ñetti kaas yi 200 waaw pot 1000 francs lay jar loolu moo tax ñu yokk. bi gerte Mali bi la mooy gerte bu neex bi moom la nit ñi di wër instant bi gerte arrosé bi mooy bu weex bi instant bi gerte Mali bi moo nekk nii bii la yàlla bi taw mu saxal boppam pot bi 1000 francs lañ koy jaayee instant bi doon na jar 900 waaye instant bi 1000 francs lay def. kii nag suba du ñëw day danga koy wër ba sonn balaa nga yam soo amee nag pot 1000 francs lay am loolu moo tax ñu jaay kaas fukka juróom. mu mel ni nag taw bi tàmbali na ci Sénégal loolee waral gerte gi ñuy baye ci sunu réew ak seegul ci marché local bi le fii ak boobu nag bii nga xam ni ca Mali la jógee ñu ngi koy jëfandikoo bu dee sax kilogramme bi yokku na. aywa ñu wutali diwaan bu Matam ak la ko wër wax itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci wàllu kujje gi langue politique fii ci réew bu Sénégal lay addu ginnaaw élection législative yi nga xam ne moom la ñu weesu ñoom ci seen bopp dañoo njortu na nag am na yenn ci loo xamante ni dañu ko rek salfaañe tax na itam ñu sàkku ci jëwri ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu biir réew wàllu biti réew mu saytu bu baax a baax li nga xam ne nag moom la ñuy séddalee wàllu carte d'identité yi fii ci réew bu Sénégal lépp lu ñeel
ñeel itam wàllu ñetteel bi mandat daal nañ ci àddu diwaan bu Matam ak la ko wër Ali Bandel Niang. muy génn bu njëkk gannaaw élection législative yi responsable Yewwi Askan Wi ci département bu Matam daje ak taskatu xabaar yi gannaaw bi ñu rafetloo mobilisation seen ay militants rawatina ndaw ñi ñu daal di ñaawlu anam bi ñu ne noonu la waa Benno Bokk Yaakaar jéggaane ay électeurs yi bawoo ci Mauritanie ngir kon ñu buure ay urne ci mboolem dëkk yi ci Dande Mayo bi. ñëw nañ fi tey pour gërëm leen sant leen seen taxawaay. lan moo tax waruñu votel Benno Bokk Bakkaar wala Benno Tas Yaakaar askan bi dégg suñu message loolu moo waral élection yi passé yi Benno Tas Yaakaar mooy waa Benno Bokk Bakkaar ci élection yi ñu perte majorité à l'Assemblée nationale jàpp naa ne 50 députés sax naruñu koon am bu ñu defutoon ay njuuj njaaj mooy lan mooy def lu ñuy wax achat de conscience alal ji nga xam ne sàcc nañ ko jël alal réew mi sàcc ko ñëw di corrompre askan bi def nañ ko xiifal askan bi fii ci Fouta gis ni am na bureau de vote yoo nga xam ni dañuy ñëw nombre de votants yi moom mooy sax ëpp population bi nga xam dafa nekk ci localité boobu te loolu boo seetloo loolu bourrage d'urne lay niroog ci loolu jusqu'à présent daf leen transfert électeur maanaam jël ñi nga xam ne dañoo nekk ci beneen réew Mauritanie ànd leen fii ñuy vote fii ci Sénégal. responsable départemental yu Yewwi Askan Wi yàq député bi di Farba Ngom lu mel ni xeme di ñaawlu itam ci lu ñu ne maire yi nekk ci commune yu département bu Matam dañoo teg loxo ay carte d'identité nationale yi waroon nekk ci commission administrative yi. rétention des cartes des primo votants maanaam ndaw yi nga xam ni dañoo toll ci âge voté xam ne ñëpp xam nañu ndaw yi Yewwi Askan lañ ànd ak lan la ñuy def dañ leen a bañ a jox seen i carte d'identité dañuy dem ci commission yi dañ leen ne seen carte d'identité nekku fi te mag fi boo wootee téléphone man nii en personne je parle en connaissance de cause mu xamal ma ni carrément carte d'identité xale bi mi ngi ci commune Nabadji Civol bi fi demee gars yi dañ ko bañ a jox carte d'identité parce que xam nañu Yewwi Askan lay votel kilifa yi Yewwi Askan Wi ci département bu Matam di ñaax seen ay farandoo ñu gën a taxaw tembe ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu ñetteelu mandat bu président Macky Sall. Ali Bandel ñu des ba tey ci langue politique bi bile yoon kaddu yu waroo la ñuy àddu jàppal ne convergence des jeunes républicains jamono yi nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne itam noonee la ñu nar a toogee ci assemblée nationale lépp lu ñeel wàllu itam ñuy sàkku ci ndaw ñi ñu gën a jaaju bootu ci ki nga xam ne nag moom moo di ginnaaw njiit bu réew bu Sénégal naka noonu itam ñu teewlu ay kaddu ki nga xam ne moom moo di Moussa Sow mi yoroon seen kaddu ci micro Ababacar Camara. képp kuy laam-laamee légitimité bu président de la république na xaar ba élection présidentielle ñëw ba mu wàccal boppam sur le terrain te président de la république bu ci image am taxoon tuuti rek ci élection législative yi waxuma la ak majorité rek mais dinañ am une majorité confortable à l'Assemblée nationale maintenant nag tout n'est pas nickel. Au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar, nous devons faire des efforts pour soutenir le président de la République. aywa ñu àddu ci leneen mu ñeel li nga xam ne moom moo di wàllu tàggat yaram jàppale ne nag phase nationale yu ONCAV daañ ko door ni ki ëllëg incha allah yemook altine atum ren lenn ci ay coppite yoo xamante ni mënees na ko nemmeeku ci wàll wi thème yi nga xam ne itam jukki nañu ko ñu jot ne lu am solo la muy ñeel wàllu citoyenneté ak yeneen yu ni xeeto ki animé lu ni mel nag di ki nga xam ne moom moo di Demba Kandji ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Amadou Kane président bu ONCAV ci micro Thierno Laurent Mendy ak Pape Fara Ñing ñu def leen ci 9 poules football bi junior bi dinañ ko jouer ci région de Dakar yëpp maanaam ci 6 départements yëpp dinañ ci def loolu. au-delà de loolu dina am activité culturelle d'abord ren dañu bëgg organiser concert asiko xam nga asiko moom ku koy wax rek xam na ne nawetaan moo ko fi indi. même su dee tey jii nii loolu mu ngi migré dem feneen donc ñu bëgg nag identité culturelle boobu nawetaan am si loolu dañ ko bëgg a gën a fësal gën ko may doole ba tax na dañuy organiser concert te concert bi mu mel ni concours lay doon ASC bu gën a remplir conditions yi dinañ ko primer mais au-delà de loolu xam ngeen ne dañuy organiser at bu ne université lopp léegi 8 ans université bi dafay mel ni ay rencontres yu xam ne dañuy waxtaanee lu nga xam ne soxal na population bi thème bu ñu tànn de leneen nag mooy citoyenneté active au service du développement parce que ñun dañu gëm ne que réew mënul développé wu su dee sénégalais bu ne
indiwul fii participation loolu moo tax ñu bëgg une citoyenneté qui est active bu nga xam ne dafay bokk ci participation développement réew mi thème boobu nag médiateur de la République juge Demba Kandji d'accord na pour comment ça s'appelle mu ngi ko introduire te tey jii nii lu ñu liggéey ñun ñu ngi liggéey pour que ouverture université bi président de la République moom mu ñëw présider ko. aywa mbokk yi ñu jaajëfal leen yëkkati ci jotaay bàyyi leen ak rédaction bu télévision Futur Média Sara Cissé dina fi teewaat jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam des leen di wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.